ay ca rang muy Diofior stade municipal bi tribune bi pare na de fii war na mun a am lamb ju neex la petite catégorie joueurs yaa ngi nii les petits en formation mais ñun football bi waxuñ ci football ci lamb lañ wax rang muy njom ay ci gars yi Diofior promoteur yi ñëw leen Diofior ngeen tëgg fi 5 millions bokk wala 10 day neex de dëkk lamb la auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen waaw tey nag ñëw nañ fi Diofior Diofior arrondissement comme ni ñu koy waxee mais Diofior commune la fekk fii ki nga xamante ne Assane lañ koy wax Assane Thiam nekk arbitre bokk ci CLG wu Diofior comité local de gestion de la lutte moom lañ fi fekk tey ak beneen collègue am Ousmane ñoom aussi ay arbitre lañ ñëwal toog ñu fas yéenee waxtaan ci actualité waxtaan aussi ci lamb en général actualité bu mooy lan moom mi taxaw moom mu arbitré barke Dembo Ndiaye combat Doudou Sané ak Mamady Ndiaye fii ci Diofior mu nekk combat ba nga xamante ne bi mu jàllee gars yi insisté nañ ci problème mu arbitrage bi ne Ous na ñëw ne nii la waroon demee wala nee la waroon demee am ay articles yu si génn am aussi li si mbër mi wax mais lépp dañ cee soxla ay leeral rek moo tax ñu ñëw seet si ko tey waxtaan ak moom ci mbir moom buñ ci jógee ñëw si lamb ji en général problème arbitrage bi formation arbitre bi arbitre yi est-ce que mot na zone bi ñu nekk aussi muy arrondissement Fimela lamb yi gars yi gis nañ ne dafay guddee loolu amateurs yi ñu ngi koy casse de gauche à droite wax maanaam daal dinañ wax si actualité mais dinañ wax si lamb en général balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté naa leen nee naa leen moom mooy Assane Thiam mais yaakaar na am na beneen rôle ci biir CLG bi mu indi présentation boobu noonu nuyu nañ la. voilà merci beaucoup Lamine maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di nuyu waa CLG bu Diofior mais aussi comité départemental bu Fatick régional ba ci kaw comité national bi CNG bi di sant mbër ñi woykat yi tëggkat yi mais aussi amateurs yi yëpp mais aussi ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci làmb ji comme yéen journalistes yi nga xam ne yéen ay wone li ñuy def ci làmb ji maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw di rafetlu vraiment seen teewaay biir Diofior man Assane Thiam laa tudd nekk arbitre de grade national depuis 2018 donc di officier fii ci CLG wu Diofior yore woon naa ay ndombo tànk yu bëri mais actuellement man commission technique bu comité départemental bi maa ko yore commission règlement discipline régionale bi aussi man maa ko yore waaw nekk nag chargé des convocations au niveau du CLG de Diofior man maay convoquer les arbitres ñi nga xam ne ñoo war a officier voilà loolu mooy sama liggéey ci CLG bu Diofior. ok loolu mooy sa liggéey ci CLG bu Diofior wax nga aussi sa liggéey ci CRG bu Fatick comité régional bi Assane Thiam lañ koy wax arbitre bu mag bi léegi Assane li gën a doon actualité nekk combat bi nga xamante ne quart de finale la woon su ma juumul diggante Doudou Sané di doomu Diofior ak ki nga xamante ne moom mooy Mamady Ndiaye bu Fadiouth wala Mamady Ndiaye bu Joal Fadiouth combat bi ñu gis ne arbitre dafa sifflé wala yow da ngaa sifflé ñaari mbër yi lawtoo tuuti Mamady Ndiaye ne coppet tànk bi doj ko Doudou Sané di tourné fi muy tourné rëpp na 4 appuis am na 4 appuis amul Mamady Ndiaye moom doon juge boppam bàyyi ne moom bëreetul. waaw yow aussi ñëwaatal ci fee yi ni mu demee carrément. effectivement noonu la demee. déjà dama siffler rek. ñu def déplacement latéral. léegi bi ñu defee déplacement latéral Doudou Sané di tourner Mamady Ndiaye jël tànk bi. bi mu jëlee tànk bi jéem koo wëyale. Doudou di tourner pour joxe ndigi rek. Mamady pousse ko. mu ne rëpp Mamady bàyyi. donc bi mu bàyyee man naruma woon siffler dama naroon a bàyyi action continue comme Mamady jekk woon na ko ci ndigi. comme Mamady bàyyi na nag. ma siffler pour consulter. ñaaw naa njort ne 4 appuis am na. mais comme doute la. il faut ma consulter ma dem consulter sama premier juge aw ma lu leer. ma dem ci deuxième juge bi aw ma lu leer. te kenn moo nekkoon na fa mooy le chef de corps bi nga xam ne moom. su ma defee erreur am na droit casser verdict bi te mbër mi du def recours. ma ne xaaral balaa may jël décision naa dem consulter kooku. donc consulter naa 2 juges ak chef de corps. parce que aw ma fale lu leer. donc il fallait ma wut quatrième avis par rapport ak li ma xalaat. ma dem ci kooku mu ne ma 4 appuis am na.
mais ni mu ko waxee ci séeréer 4 appuis jega man ma yaakaar ne dafa wax ne 4 appuis amul 4 appuis jegee loolu laa jàpp léegi nag ma dellu si waat mbër yi pour siffler waat pour ñu bëree waat loolu laa jàpp comme déjà aw ma confirmation te chef de corps bi daf ma wax ne 4 appuis jega ma yaakaar ne 4 appuis jegee la wax donc damay siffler waat léegi bi ma buggee siffler Mamady Ndiaye ne non boo naree siffler ma bàyyi Duudu mu gañe yëkkate loxo Duudu bi mu yëkkatee loxo Duudu déjà première infraction bi mu def mooy refus d'obtempérer parce que arbitre bu la waxee ne lii la ñuy def nga ne doo ko def déjà infraction la loolu avertissement la léegi nag mu yëkkati loxo Duudu man faalewu ma ko léegi mu génn déjà génn na aire de compétition bi dem ci cumukaayam taxaw foofu chef de corps bi woo ma mooy Aliou Diop président commission locale des arbitres mu woo ma ne ma xanaa déggoo li ma la wax ma ne ko loo ma wax mu ne dama la wax ne 4 appuis am na ma ne ko waroo woon wax ne 4 appuis am na parce que déjà en arbitrage on s'intéresse au vainqueur Mamady daan na rek moom nga waroon a wax waroo laal keneen ki nga xam ne moo daanu léegi bàyyil ma dellu Mamady bu ñëwee naa ko jox verdict mais bu ñëwul 3 minutes laa koy may dama koy disqualifier par abandon jox Doudou Sané verdict donc bi ma taxawee foofu di xaar ci la Mamady ñëw bi mu ñëwee ma ne ko amoo droit quitter enceinte bi tant que joxewuma verdict parce que déjà un lutteur qui quitte l'aire de compétition avant avant la proclamation d'un verdict moom déjà dafa abandonné wax ko ci olof waaw su fekkee ne mbër bi dafa génn aire de compétition bi fi ñuy bëree da ciy génn maanaam géew bëree dafa génn géew bi avant arbitre di joxe verdict déjà loolu abandon la mais aussi abandon am na su fekkee ne suite dafa am arbitre bi validé wu ko mbër bi ne dootul bëre loolu aussi cas d'abandon la mënoon naa weeru foofu xaar ko bu ñëwul ma ne dafa abandonné ma joxe verdict mais heureusement chef de corps bi moo ma wax ne demal nga jox Mamady victoire parce que moo daan Duudu daanu na bi ma ñëwee aussi ma expliqué Mamady loolu ba mu xam ko ba pare ma soog a yëkkati loxoom woon ko ne gagné nga dem nag def sama rapport de combat ci commission bi te boo seetloo combat bi boo xoolee bi mu commencé ba bi muy jeex règlement kese lañ fa appliqué parce que déjà bi sut amee d'abord am naa doute comme am naa doute naa consulter samay juge awma lu leer ci juge yi chef de corps bi su ma defee erreur mun na ko kase xaaral ma dem ci moom balaa may dem feneen ma dem ci chef de corps bi lim ma wax leerul donc doute maa ngi fi ba tey daal kon bàyyil ma siffler waat parce que boo nga joxe verdict ñàkkloo kale te ci lu wóorul est-ce que bàyyi leen ñu bore waat mu gën a leer lan moo ci gën a dal xel voilà donc foofu laa jugé par exemple booy jël décision pour ñàkkloo nit ci lu leerul mieux vaut nga bàyyi ba mu leer moo tax ma woowaat leen heureusement nag déjà chef de corps mu ngi fa woon def liggéeyam vraiment maa ngi koy remercier ci loolu kase verdict bi et c'est pas la première fois man mii nekkoon naa chef de corps njangar bu ndangaan daan fi nit ñuy jox waa ji jël man ma ñëw wax arbitre bi ne da nga juum njangar moo daan ñuy arbitre bi ñëw rectifier léegi ci biir loolu ba tey si combat bi gis na ne Mamady Ndiaye dafa abandonné ñëw na sax ba yëkkati loxo Doudou Sané dem si ci mukaayam comme ni nga ko waxee mais damay laajte ba xam foofu noonu xam nga ne boo ko mayee nee nga boo ko mayee 3 minutes bu ñëwul si biir 3 minutes yooyu noonu dañ koy sanctionné ndax dafa abandonné jox ki nekk si digg géew gi victoire mais est-ce que tey bu abandonné woon ba 3 minutes yi passé ba nga jox Doudou victoire est-ce que foofu mënati naa bind recours waaw mun na bindu recours mais bu bindee recours par exemple recours bi bu demee ci commission bi mun nañu xool exactement est-ce que man j'ai respecté naa loi bi su fekkee ne respecté naa loi bi Mamady mun na ñàkk munoo bindu recours ci 4 appuis yi laay wax moom c'est-à-dire bindu recours man dama jàpp ne bindu recours booy bindu recours da ngay bindu recours ci intégralité combat bi parce que boo bindee recours ci combat dama jàpp ne dañoo war a xoolaat combat bi intégralement bu ñu gisee foo xam ne waa ji amoon na fa ndam avant ñuy yéeg si fii
ndam bu légal parce que aussi mun nga fa am ndam boo xam ne légalul parce que arbitre mun na siffler nga soog a am ndam boobu kenn du ko valider. mais bu bindee recours ñu étudier waat gis ne moom amoon na jël avant muy def infraction pour ñu disqualifier ko. dañ koy joxaat jël. dañ koy joxaat victoire am. waaw dañ koy joxaat victoire am. parce que man loolu laa defoon sama xel peut-être Mamady li tax mu ne dootul bëriwaat. jàpp na ne moom moo daan. te après même arbitre bi bu bënatee bëre buñ ko disqualifié moom xalaat na ne bu bindee recours vidéo yi mun nañ wane ne daan na. waaw vidéo yi mun nañu wane ne daan na bu bindee recours ñu étudier waat gis ne infraction bi mu mujjee def. jël bi moo ko jiitu mun nañ ko jox verdict. voilà mais foofu aussi dañ koy conseiller parce que Mamady bëre na fi garage boobu noonu. bëre na fi combat waa ji bi mu ripeeloo ñu yaakaar ne dafa def 4 appuis. ñu def action continue Mamady continue bi mu demee ba daanu mu def recours mais bi mu defee recours ñu xool vidéo yi dañoo gis ne 4 appuis amul mais appui alterné la waa ji dafa teg loxo bi muy teg beneen tànk bi dafa yekkati beneen loxo bi donc 4 appuis mosu faa am te moom dafa terminer combat bi soo ko def recours donc balaa ngay gis nga tant que arbitre bi jeexalul combat bi ba def rapport am dama yaakaar ne da nga war a continuer combat bi boo paree nag nga def recours mais nag aussi ñun chef de corps ku nekk chef de corps tant que arbitre boo gisee ne arbitre juum na même bu naree continuer combat bi woo ko nga ne ko ñëwal ba mu ñëw nga ne ko da nga juum diw moo daan ngeen arrêté combat bi foofu bu boobaa mbër bi du def recours parce que aussi ñun suñu objectif nekkul ñàkk loo nit mais dañoo bëgg à chaque fois lépp lu ñu atte rek vraiment mu jaar yoon. waaw man li ma foog ne moom moo tax mooma di génn nee nga mos na fa am mu génn si mais moom dama gis ne keroog Dakar dafa daan waa ji par 4 appuis mais foofu problème mu vidéo la amoon ba deful kii Ndangaan aussi nee na moom biñ seetaatee ko mbaay mook Bouki defoon na 4 appuis mu ñëwaat Diofior mu nekk une 3e fois peut-être loolu moo ko gédduloo mais dañuy ñëw si recours yi niñ koy bindee ak recours niñ koy étudier ak recours niñ koy defee maanaam parce que des fois da ngay gis mbër bu daanoo man surtout loolu dama bëgg nga jàppale ma si loolu mbër day bëre jël am set naam setul daanuwul maa daan wala daanuwuma nga gis mbër bi def directement si ñun caméraman yi te mbër yi yéen ñëpp suñuy waay ngeen ñun amuñ kenn ku ñuy bañ man bokk ak ñi may àndal yëpp amuñu kenn ku ñuy bañal vidéo bu ñu yoree vidéo yi boo ñëwee dinañ la ko jox mais yaakaar naa dafa am ay sart yoo xam ne ci la ñuy joxee vidéo mbër bi balaa ñu koo jox vidéo fan la war a njëkkee bu sit amee si ñun la war a daw si wala si yéen la war a ñëw pare door a ñëw si ñun. non c'est-à-dire foofu règlement bi leeralu ko. mbër bi daal bu ñaawee njort ne moom daanuwul. am na droit jéem a confirmer hypothèse am. léegi bu demee bu amee caméra bu ko woon ne yow daanuwoo en réalité wala mu am ku ànd ak moom wax ak moom ne ko yow daanuwoo bu ñëwee mën na def recours donc moom dafa yaakaar ne su ma demee ci ñi ma àndal peut-être gisuñu combat bi xaaral ma dem ci benn caméraman mu woon ma combat bi su ma amee certitude ma def sama recours waaw mais ñun déjà au niveau de Diofior ñun dañoo signé contrat avec Diofior TV suñu amee lamb moom day ñëw du ñu filmer mais malgré tout ñun bu ñu xoolee suñu caméra amuñu ci lu leer ñun bépp caméra bu fi ne buñ ko mënee consulter dañ koy consulter pour au moins bu ñu attee mu doon la réalité parce que aussi caméra bi mun na ñàkk a am angle bi voilà to dama seetlu benn affaire laa seetlu ci lamb yi actuellement dañuy regrouper caméraman yi yëpp ci benn côté souvent nag ñoom benn angle kese la ñuy am léegi da nga am recours am problème pour am angle bu baax bi beneen loolu surtout gars yi bu ñu defantee nii waaw mbootante waaw ay samp na mbagg wala samp na bopp boo féetee côté bii nii doo ko am effectivement donc il faut aussi ñu jàppale caméraman yi di leen jéem a tas ñu am angle yi yëpp au moins dinañu jàppale bu ñu amee recours ñu mun koo atte parce que affaire yi gis nga Lamine boo atee combat ba pare nga ñibbi sa kër dem tëdd le lendemain nga xool vidéo mu wóor la ne dem nga ardo juum nga loolu lan ngeen koy dundee en tant que da ngay feebar complètement da ngay feebar ñun gënaluñu man su ma amee benn affaire bu ma échappé ci combat rek balaa may nekk il faut ma jàkkaarloo ko waa ji ne ko juum naa sa combat léegi boo leen defee noonu da ngay woo mbër mi baalu ko wala. non du ma woo mbër mi baalu ko sax mais damay taseek moom mais su fekkee ne moom xam na lan mooy problème bi dinaa ko wax ne yow sa combat techniquement man def naa erreur technique bii pour au moins mu xam ne ay nit kese lañ dañuy juum gis nga biñ ñuy def formation d'abord la première question biñ ñuy posé mooy kan mooy arbitré ñu ne nit mooy arbitré donc dinay juum
par force da ngay bugg di juum heureusement am na lu ñu teg fii pour ku juum ñu jéem laa rectifier loolu nag la ñëpp war a respecter arbitre bu juumee ñu bàyyi ko noonu vraiment def nañ ko lu métti parce que bu yeewoo le lendemain bu gisee vidéo yi dina métti ci moom de buñ ko rectifier nag vraiment dinañ ko dindil yéen bu diis waaw. léegi ñu ñëw ba tey si recours yi. waaw recours bi nag. recours bi nan lañ koy defee. effectivement recours bi déjà bu njëkk dañ doon wax ne recours da ngay bind. waaw écrit. waaw boo bindee recours bi aussi dafa am élément yoo xam ne da ciy war a nekk surtout ki ngay adressé recours bi d'abord combat bi yow ak kan la woon ak motif recours bi loolu déjà dañ ko ci doon wax mais actuellement par consensus dindi nañ bind bi da ngay ñëw rek ne damay def recours léegi ci règlement bi aussi recours 25000 la 25000 ngay teg ci table bi pour ñu mun laa defal recours juróomi junni donc mais boo ñëwee fii Diofior par exemple drapeau poussière ñu teg ci 25000 waa ji daanu arbitre juum ñu ne ko defal recours 25000 xam nga ne du ko def moo tax ñun cuisine interne lañ ci def dañuy def 2500 poussière bu dee raw gadu 5000 francs ngay def bu dee poids moyen 7500 poids lourd 10 000 francs pour permettre mbër yi au moins ñu mun a def seen recours pour ñu xoolaat seen combat parce que bëgguñu tooñ kenn dañoo bëgg lu leer. waaw loolu initiative bu baax la yéen waa Diofior def ngeen ko maa ngi ñaan aussi gars yi ñëpp nañ ko def parce que bëre dafa métti di waajal lamb ay weer wala ay semaine ay weer la sax di entraîner lamb ja jot nga luyee sa oto dem ba foofu ñu lay binduloo recours 25000 mbër yi nee nañ dafa bëri te problème bi mooy erreur bi du jóge si mbër yi njuumte su amee arbitre yi ñooy juum léegi arbitre bi juum na mbër bi mooy fay. Boucar maa ngi koy nuyu de passage Boucar bu Palmarin bi ma demee keroog seeti ko nee na ma looloo ko gën a métti bu doon ñoom ñooy def erreur yi garaawul ñu fay mais ñoom defuñ erreur bi seen kaw lañ ko def donc mbër yi victime lañ si côté boobu noonu ñu juum seen kaw après ñoom ñoo yëkkati xaalis pour rectification loolu loo siy wax. waaw li ma ci wax mooy déjà recours bu ñu ci deful woon dara bu ñu waxoon ne ku ñëw rek defal recours. boo xoolee recours yi ni ñu bëree Diofior c'est parce que dañoo wàcce baar bi. ku ñëw rek da ngay bëgg a def recours parce que seerul donc bu ñu waxoon ne recours amul combat boo arbitré waa gaa yi ñëw ne la damay def recours bu boobaa lamb yi du jeex day gën a guddee de il faut ñu teg dara en plus de ça aussi du recours arbitre dafa juum non arbitre dafay arbitrer yow nga jàpp ne arbitre dafa juum arbitre jàpp ne juumul léegi yow yaa bëgg ñu delloo la arbitre du arbitre moo bëgg a delloo combat de yaa bëgg ñu delloo la sa verdict donc yow yaay def effort pour au moins ñu delloo la li nga moom pour amaat sa ndam parce que aussi arbitre bi moom amu ci benn intérêt di def recours pour ñu xoolaat affaire yi yow yaa soxla pour gagner yow donc il faut nga def dara arbitre bi dafa jàpp ne li mu wax noonu la yow nga jàpp ne yow yaa daan donc defal sa effort pour au moins ñu xoolaat ko mais métti na ñun xam nañ ne métti na ci mbër yi parce que da ngay gis mbër boo xam ne day ñaan paas ñëw ci làmb ji nga bëgg ko defloo ay recours c'est-à-dire foofu daal benn solution rek laa gis chef de corps yi dañ concentré wu def seen liggéey de telle sorte que arbitre bu juumee ñu mun ko rectifier avant sax mbër bi di egg ci recours. mais si biir loolu chef de corps yi ñaata la ñuy doon. ñun chef de corps kenn rek lay doon. léegi benn chef de corps 3 combats di daw si biir géew gi est-ce que kooku mun naa concentré wu ba gis affaire yi. mais nag souvent moom déjà yow arbitre. ak juge am yi bu ñu concentré wu ci combat lépp lu xew fale amuñu droit di gëstu foofu mais chef de corps bu gisee ne action am na ci combat bale te combat bi amul action mun am na droit xoolagum fale comme caméraman yi ni ñuy def rek yenn saa yi nga orienté fii fu affaire yi xumbee nga jéem a orienté foofu rek noonu la chef de corps yi di doxalee day am lu bëri lu ñuy rëcc comme ñun man léegi li may suggéré mooy ngeen di wut ñaar ba ñetti chef de corps bu dee mën na ne waaw loolu déjà on va en tenir compte dinañ ci xalaat bu baax a baax parce que lu am solo la parce que ñun daal au niveau de Diofior nee nañ lamb ji léegi transparence lañ wax boo gisee ñu andi appariement dañoo bugg lépp lu xew mu jaar yoon mbër bi xam amateur bi xam arbitre bi xam lépp lu arbitre di def rek ñëpp xam ne kii teg na ko ci yoon wala tegu ko ci yoon transparence boobu lañ bugg a teg ñun boo xoolee bu ñuy étudier recours déjà jury bi représentant commission bi moo fay ne représentant commission d'organisation bi nga xam ne moom mooy superviser affaire bi représentant commission règlement discipline représentant commission des arbitres ak représentant commission technique muy 5 ñoom ñooy daje mais buñ dajee balaa ñuy def dara d'abord dañuy woo arbitre central bi laaj ko loo gis mu wax ñu ne ko demal woowaat arbitre juge yi benn par benn ñoom duñ fa fekkande de kenn ñooñu wax ñoom ci seen bopp ñu wax
ñoom li ñu gis en fonction de ça déjà dinañ am peut-être début de solution ñu ne voilà xaaral ñu xool caméra nag pour confirmer suñu hypothèse. mais des fois ay arbitre dañuy valider ay recours wala invalider dañuy jël décision daal sans caméra loolu loo siy wax. caméra bu fa nekkee. dem leen ngeen xool caméra loolu lay conseiller ñëpp. parce que caméra da lay jàppale rek. caméra bi da leen di jàppale day confirmer li ngeen xalaat parce que mun ngeen juum. boo leen jàppee ne yéen 5 da ngeen a gis ne jël am na ngeen xool caméra bi wone ne jël amul da ngeen di bàyyi li ngeen jàppoon joxelee mais boo leen amul caméra nag jàpp leen ci li ngeen gis. mais caméra bu fa nekkee moom. bu foo leen ko mun a jëlee lijjante leen ko ngeen xool ko parce que loolu moo gën a dal xel man loolu laa jàpp. léegi ñu jóge foofu dem ci làmb en général. yéen arbitre yi. ma bëggoon xam formation arbitre parce que njuumte arbitre yi. ñenn ñi dañu naan arbitre yi defuñu formation. ñii naan arbitre yi dañoo far. mais man ci formation bi parce que dama yaakaar ne arbitre benn genre même boo deful serment sax ci benn lieu wala ci benn structure. ci sa xol wala ci sa xel war nga def serment ne man saa yu may juger damay juger li nga xamante ne moom la yàlla bëgg. donc man ci formation bi lay wax arbitre yi est-ce que ñu ngi leen di former ni mu waree. en tout cas au niveau de Diofior. ñun formation duñ ko kafe. parce que man 2013 laa dugg ci làmb ji biñ ma affecté fii parce que Niodior laa nekkoon. bi ma ñëwee fii 2013 lañ ma affecté fii. ma dugg ci arbitrage. diggante 2013 ba tey. def naa formation yëpp ba am grade national 2018 laa mujjee def formation grade national à Dakar au niveau du CNG ñoom si tor ñoo ñu doon formé. te biñ fay dem ñi jóge woon Diofior 6 lañu woon. te ñooñu jóge woon Diofior déjà def nañ formation grade départemental fii. def grade régional. soog a dem Dakar defi grade national. donc formation boo ci gis da ngay def formation bi am diplôme bi def 2 ans de prestation. soog a defaat beneen bi. par échelon la. waaw par échelon la. donc nga xool ne boo xoolee Diofior ñun am nañ 2 grades nationaux. donc le président Aliou Diop grade national la yore man mi grade national. ñi am grade régional nag amul nu ñu bare te ñu actuellement nii. le secrétaire mu ngi nii Ousmane Sarr. moom dafa tijjiwaat liste pour ñu xool ñi nga xam ne dañoo war a def grade national. ñu convoqué def demande bi ñoom si tor ñëw pour defal leen formation. donc moom tijji na liste bi bu am na 12 candidats yoo xam ne. ñoom pare nañ pour def la formation ñii di def départemental parce que am nañ ñaari élèves arbitres yoo xam ne ñu ngi fi. du ñu officier mais dañ ñuy jàppale kii doon jouer le rôle de liaison lamb garage bi passé moom élève arbitre la. amagul droit officier. mais ci équipe bi la bokk. kooku Omar Sarr. ba muy arbitrer football. xam nga kooku ci élève la kii géré woon la feuille de match aussi élève la joxe guñ ko sifflet mais ñoom dañuy jàppale ci liggéey bi parce que ñun ci table technique dañuy am koo xam ne moom mooy def appariement ba pare am koo xam ne day géré appariement mooy lan yooyu noonu ñun xamuñ ko da nga koy expliquer détaillé ko. appariement mooy jël mbër yi boole leen quoi. kii ak kii ñoo war a tase. koo xam ne mooy chargé wu ci loolu. waaw dafa am koo xam ne moom mooy géré di boole mbër yi. am kayitam. diw ak diw sampu leen. waaw am koo xam ne nag mooy géré feuille de match bi. tel combat diw ak diw ñooy bëre diw mooy arbitre bi. jël bu amee moom dinañ bind nature jël bi su fekkee ne TR1 la maanaam dafa jaaxaan. wala 4 appuis la def wala yooyu yëpp dina ko préciser turu arbitre bi de telle sorte que à la fin de la saison dinañ xam Assane Thiam ñaata combat la arbitré ci saison bi. Ousmane Sarr ñaata combat la arbitré te fii ba 2060. ku ñëw laaj ñu ne combat diw ak diw bi amoon jour nangam kan moo ko arbitré woon ak nuñ daanoo woon dinañ la ko génne boo xoolee registre bi mu yore chaque année dañuy am registre bu mel noonu. donc liggéey bu professionnel moom la ñuy def. aussi ku ñaaw balaa ñoo jàll. defal nii waaw affaire registre baa nii léegi man li may suggéré waat mooy feuille bi mën naa takk mën naa kii da ngeen di ordinateur. ngeen def ko sous tableau ngeen def ko benn fichier Excel boo xamante ne di ngeen ko fa mun a def boo xam ne sax mun ngeen ko dugal ay Google Drive yoo xam ne même ordinateur bi yàqoo sax mun ngeen ko récupérer waata parce que lii dafa am solo comme ni nga ko waxee diw moo arbitré combat bi jour temps la woon diw ak diw nii lañ daanoo waru leen ko fooyee ngeen wut ordinateur waaw def ko fichier Excel bu nice denc ko fa gënul wóor. def na ko tableau nag mais defu ko Excel. def na ko tableau. waaw na doon tableau rek benn la wóot la ko def ci lay liggéey bu ñëwee day jëlaat lépp reprendre lépp mais defu ko Excel quoi. waaw nice na wóot ak Excel yëpp benn la. waaw ñaar la mais c'est la même chose quoi. dañ ko mun a garder foofu. ñu ngi ci liggéey bu am solo Lamine. fii nii liggéey bu am solo lañ fiy liggéey. parce que ñun dañoo bëgg
lépp lu ñuy def rek ku ñëw fekk ne xam lan lañ doon liggéeyee ak fi ñu ko tegoon donc recours yi daal dama bëgg ci recours yi lañ nekkoon yaakaar na ñu ngi doon génn mais continuer waaw recours yi daal dama bëgg ñëpp laa wax ñëpp fépp fu mbër bëggee defee recours nañ ko faciliter liggéey bi pour mu mun a def recours am nañ ko faciliter waaw mais mbër yi aussi il faut ñu bàyyi xel ci lenn gis nga boo daanoo jël boo xam ne da nga ñaaw njort ne yow daanuwoo dalal boo dalee 30 à 1 minute 30 secondes à 1 minute te chef de corps bi réagirul nga dem ci table ba parce que aussi boo waaxoo ci table ba waa table ba duñ gis dara parce que ñoom dañuy bind rek xamuñu li xew chef de corps bi du toog ci table ba de moom du toog ci table léegi da ngay dal chef de corps bi bu réagirul nga soog a dem nag de damay def recours buñ la waxee ne waaw léegi ñëwal nga def sa recours nga ne leen may leen ma tant de minutes dem lijjante sa xaalis ñëw. léegi foofu mbër bi bu daanoo foofu ak ñaata minutes moom mooy ñaan wala dañ koy may. préciser wuñ ko ci règlement bi da ngay ñëw rek ne la may leen ma ñu ne la may nañ la 2 minutes may nañ la 5 minutes may amul fu ñu fenn fu ñu bind ne mbër bi tant de minutes lañ koy may pour mu def recours. mais mbër par exemple bëri nañ ma ak yow. nga daan mooy d'accord ma wala jël am d'accord ma ngay dem bay bëriwaat ak Ousmane est-ce que foofu recours bi mënati na ko non non bu ñu demee ba démarrer kay yow kay beneen tirage bu ñu demee beneen tirage kay yow daal ñëwal nga wax leen ne damay def recours balaa ngay def dara demal nga ne leen ne damay def recours ba ñu dégg ko boo ñu dégg ko ñu ne la waa demal nga andi nga dem mais bu ñu lay wax ne demal nga andi dinañ wax ne may leen temps de minutes loolu nag yow yaay gérer sa temps boobu boo ko gérer ba ñëw léegi ñu étudier sa recours mais boo waxee loolu aussi ba boo xëyee joxe sa xaalis mënatoo abandonner recours bi boo joxee xaalis bi moom pare nga ci de dinañ ko étudier waaw mais fi ma doon ñaax nit ñi su fekkee ne mbër def na recours ma koy demander waa CNG pour ñu changer ko ci règlement bi mbër bu defee recours ba gagné comme arbitre dafa juumoon mu def recours ñu delloo ko victoire am sama xalaat mooy nañ ko delloo xaalisam bu gagné su fekkee ne gagné na su fekkee ne gagnéwul nag na perte man daal loolu mooy sama proposition maa ngi koy proposer waa CNG pour ñu dugal ko ci règlement bi waaw. Père Bira Sène suñu papa Manga 2 ñoom Père Maysa Ndiaye gaa yor CNG bi arbitre yi ñoom Malick Ngom ñoom gaa yëpp Alex gaa yi nañ si wax fu waaye ne loolu lu yelu maanaa la comme arbitre bi juum na ba ñëpp xam nañ ne arbitre bi moo juum mbër bi war nañ koo mun a delloo xaalisama loolu suggestion bu baax la. léegi formation bi ci lañ nekkoon nee nga gars yi dañ leen di former grade national ak yooyu mais bu dul loolu arbitre est-ce que dinañ daje toog nii waxtaan lamb amul dara amul ngeen def benn genre te débat di waxtaanaat di def ay renforcement de capacité di waxtaanaat ci règlement bi. d'abord déjà ñun dañuy def regroupement lamb bu am dañuy def regroupement chez le président. dañuy jël ci suñu xaalis parce que ñun dañoo am suñu keesu bopp jënd suñuy ganaar dem yëndu foofu le dimanche lamb bu amee le dimanche foofu la ñuy yëndu commencer di créer ay situation de combat di wax suñu xalaat souvent aussi chaque mardi bu lamb jeexee le mardi dañuy dugg ci groupe WhatsApp bi andi situation yi nga xam ne ñoom la ñu gis ci lamb yi xew yépp ñu waxtaan ci bu nekkoon yow yaay arbitre noo ko gisee nit ñi di xalaat bu am ay consensus ci yenn situation yi parce que am na yoo xam ne règlement bi du ko prévoir du ko bind ba mu leer donc jurisprudence moo lay yóbbu foofu mooy li ma doon wax léegi rek da nga yaakaar ne diw daanu na nga consulter sa juge ñu ne la jël amul est-ce que da ngay wax ne man comme amoon naa yaakaar ne dafa daanu rek naa ate non ma ne bàyyil jurisprudence bàyyil ma mayaat leen chance waa ji bu daanee jaratul muy def recours mu daanoo nag ñu dem vérifier ji li amoon moo gën nga joxe verdict di ko fayloo xaalis te mënoon na ñàkk a fay su fekkoon ne continuer combat bi daan waaw donc loolu sama expérience bopp moo ma ko jox moo tax may doxalee noonu loolu nag su ma ko partagé ak ñeneen ñi ñu gis ci groupe WhatsApp bi ñuy bokk ñu gis ne vraiment lu yenu maanaa la mun nañ ko appliquer waaw yooyu daal dañ ciy waxtaan lu bari sax. am na solo léegi buñ jógee foofu dañu ñëw mais dañu jeexalee ci loolu muy lamb yu guddee yi boo demee ci lamb léegi da ngay gis ne benn génération nga fay fekk paa yeeg mère yi ñëwatuñ seetaan ci lamb xale yu ndaw a ndaw yi ñëwatuñ seetaan ci lamb sama benn grand frère Ibrahima Ndong maa ngi koy nuyu de passage
keroog dañuy waxtaan mu ne ma dee leen wax si lamb yu gudde yi parce que man damay bëgg ànd ak samay ñaari jabar ak samay famille samay doom dugal leen sama oto ñu dem seetaani lamb nga xam ne au plus tard 19h 20h lamb ji tas ñu ñibbi suñu kër bu ëllëgee xale yi dinañ mën a boo leen eggee sax xale yi dinañ mën a jàng tuuti leçon lundi ñu dem jàngi école mais lamb yu tas ay minuit 1h du matin 2h du matin loolu lan ngeen si wax te ñun dañoo gis ne chaque début saison wala saison buy waajati ji gars yi da ngay gis ñu naan lamb yi di ñëw CRG bu xam nga CLG bu Diofior nee nañ ni waa arrondissement Fimela nee nañ lee mais lamb yi à chaque fois day guddee te ñun gis nañ Dakar lamb day comme dañuy bëre 3 drapeaux benn jour mais ba tey lamb yi nga xamante ne benn drapeau wala benn drapeau la ñuy eggali bëree ñaareelu drapeau benn drapeau xaaj la ñuy bëre jour bi muy jeex mooy fii ba tey mooy gën a gudde Dakar problème bi lan la. effectivement yow Lamine boo demee Dakar. waaw ay amateur nga fay fekk. boo ñëwee fii ay supporters nga fiy fekk. dégg nga wax di. tojal loolu. maanaam Dakar da ngay gis koo xam ne day 2h 14h day ñëw dagg bi yem du gis mbër. toog ci stade bi. mais fii gars yi dañuy taxaw ci buntu bi di xaar mbër dugg. ku ne di xaar sa mbër. waaw ku ne di xaar sa mbër bi bu duggul kenn du dugg. léegi nag da ngay obligé di xaar mbër yi parce que sinon boo ko deful da ngay yàq làmb promoteur bi déwén kooku du tegg kooku dootul tegg làmb parce que déjà bu am na fu ñu toll ñu arrêté affaire yi gars yi duñ dugg parce que seen mbër yi dugguñ donc bu boobaa da ngay sacrifier promoteur yu bëri te ñun dañ ñoo sant pour ñu développer la lutte sur toutes ses formes développer la lutte nag fexe ba promoteur yi yokk mais aussi développer la lutte fexe ba képp ku ñëw ci làmb ji ngeen mun koo aar ba mu ñibbi ci jàmm maintenant ñun bëgg nañ à chaque fois dañuy bëgg a démarrer teg affaire yi ci yoon parce que boo xoolee ci règlement bi dañoo wax ne au plus tard 17h 17h combat yi dañoo war a démarrer au plus tard loolu la ñu wax règlement bu njëkk bi ak bi am actuellement yëpp au plus tard 17h affaire yi dafa war a commencer mais ñun souvent dañuy dem ba 20h ñuy soog a commencer en plus de ça ñun à Diofior dañoo amoon problème ak proximité bi am diggante CLG wu Fimela ak bu Diofior lamb day am Fimela lamb war a am Diofior léegi ñu obligé woon di décaler le lundi au moins ñaari lamb yi mën a am ay mbër waaw conséquences yi du gën a garaaw quoi mais actuellement dañoo dem ba waa Fimela aussi di jeexal lundi léegi da nga comme waa Fimela lundi la ñuy jeexal mbër yëpp bu ñu demee ci benn côté da ngay obligé di patienter pour xaar mbër yooyu jóge foofu ñii daanu foofu ñëw pour au moins alimenter sa lamb sinon lamb ji day daanu promoteur bi day jaar foofu daw te aussi ñun dañoo war a protéger CLG bi dafa war a protéger le promoteur. léegi loolu wax nañ ci semaine bi passé bi am na benn émission bi ñuy def chaque vendredi soir de 21h à 22h wala 23h ci waajal weekend bi waxtaanee lamb loolu man maa ci wax lu bëri keroog def nañ ko lamb ndangaan di jeex lamb ro di jeex def nañ ko aussi lamb Diofior di jeex lamb Djilor di jeex loolu noonu proximité boobu nga wax ñaari CLG moo fi am Diofior CLG wu boppam la am kii commune Fimela am CLG wu boppam Djilass am CLG wu boppam mais lépp ci arrondissement Fimela bi la loolu ban solution moo ci mën a am ba ñaari lamb yi du jeexanoo même jour wala ñii tëgg semaine bi ñi bàyyi ñee semaine bi ñee tëgg solution sax proposé woon nañ solution au niveau du comité départemental le 2 avril le 2 octobre lañ fa def réunion ñu ne pour lamb yi ñu mën a teel a jeex d'abord il faut déjà ñu harmoniser calendrier yi léegi ñu ne zone bu ne de Tataguine à Palmarin nañ gise léegi gars yi bu ñu defee seen demande de date ba pare CLG yi gise léegi arbitré fexe ba lamb yi sori wante Fimela ak Diofior duñ waruñu bokk journée Djilor ak Diofior waruñu bokk journée Djilass ak Diofior waruñu bokk journée de telle sorte que bu naree am coïncidence na doon Diofior Palmarin mu xaw a am distance wala Palmarin Tataguine donc ñu waroon koo waxtaanee mais à un certain moment président CLG yi ñoom ñoo xaw a reculer ñu bañ a sóobu ci loolu mais yaakaar naa peut-être saison bi di ñëw gars yi dinañ accepter pour ñu toog arbitrer parce que aussi buñ ko deful dañuy yàq lamb. non man kay si 3 fois la situation bu am ñaari lamb yu jeexandoo 3 fois de ci saison bi déggoo li ma la wax lamb Sicap dafa tombé woon ak 25 nag ren bii laay wax lamb Sicap dafa tombé woon ak 25 nag yi waroon a am Fimela ñoom ñu war a jeexal doon di Sicap bàyyi lamb Ndamlor bu centre dafa waroon a tombé ak 20 nag yi waroon a am Ndangaan Ndamlor arrière
parce que boobu dal na Ndouk dal sargal Yékini bi fii ba waa sargal Yékini décalé dem la lundi Ndangaan sargal Yékini ñoom ñoo tombé woon waa sargal Yékini d'habitude dimanche lañ doon jeexal ñu dem la lundi donc ñu ñëwaat Ndouk Djilor garage Djilor tombé waat lamb yu bari Diofior boo gisee teguñu ñun en tout cas Sicap ak centre loolu moo tax ñu bàyyi ñun ñu jël suñu lamb yóbbu ko après les fêtes de Korité après Korité. ok donc am na ñaar yoo xam ne feeñul. waaw affaire yi kon bëri na. bëri na dafa métti ci ñun dafa métti ci ñun. dafa métti ci ñun to il faut ñu waxtaane ko parce que loolu moo taxoon ñu dem lundi. mais aussi su fekkee ne ñoom nanguwuñu toog. su fekkee ne nanguwuñu toog ñun am nañ ay solution alternative ñu ngi koy waxtaane ci biir CLG bi te bu ñu demee début d'année te ñoom kenn nanguwul ñu toog pour arbitrer ñun dañuy génne solution boobu proposer ko suñuy promoteur ngeen demaat mardi parce que mardi gis nañ fi lamb Daaru Nimsaat bi jeex mardi mais loolu Coupe d'Afrique finale Coupe d'Afrique bee ko waraloon. waaw moo ko waraloon mais ñun sax duñ dem mardi am ñu ngi koy waxtaanee daal la bin duñ koy waxtaanee mooy andaaye jàppil ne adwel noxolum paaka kenn du ko jiitu si mbaram voilà moo tax voilà donc kaaga daal jego ke lewna ndiki na sereer com ke na yengel parce que meke andam saate sereer ref fop xana mbugu nge ten a qoox den com ke na yengel a paake le mbudidate a maire ke mbudidate xa teɓandong axe mbudidate te fogaam in weke fop ya i ndefa a teɓandong ten jomara ko in bo i maak mbaago mbugtin neke mo retanga bo fat ay 15 ans to soɓe u mer njom nen bugkatino est ce que i ndet ke bo nderale njegat ben genre nama leyatel ben genre tiye kase oox nene dig a nderale effectivement il faut i ndam parce que a foga fog no ke i yoqidna na cosaan donc kiino kiin ku waagoona dam ten reku dam pour goor maak we numtooxid pour de numtooxid nak ga'am président Mamadou Mbingaan fe andoona yee ten adootu le groupe Njom Ñaal a fi'a teen jéego a we mbaxtaan tan a paax a paax pour Njom a ɓaat o numtooxid Ñaal parce que kana jeg ka solo Lamine Njom a numtooxidanga Ñaal est ce que anda ye même supporteur ke saynu i mofna bo waxtu feke par exemple wala 16 heures o nane par exemple Toubacouta xaaroka supporter ke Toubacouta nananga vocal faaga a mbaaga inoortiid me de ndefna ba a soɓiid Njom naaga mais o nanangaan 20 heures xano garat ka soɓa ju'oxa bo wondoox sax daliro kaaga mais o nanangaan ñaal cong e diwo xaaroka mu refoona waaga soɓiid Njom naaga bo fuudin kon avantage are kam promoteur ke donc fata i mbexey ɓaatu numtooxid ñaal ne a ɗoma koy a ɗoma mais nak sacrifice ten na waral kan mais i ngalata teen parce que CLG fe Diofior moom a xalata ye peut être promoteur fe o bugangirano lor sax CLG fe waaga fakana xooxum Njom a jang mesure ke ten a respecter a den a perte anga sax te perte pour a adootin a cooxit leçon fe mais kana compliquer a o promoteur a gara are un privé a waɗiid o gar yaq Njom ne ten yaam bugu appliquer règlement fe à la lettre mais est ce que refe tolérance fe nun tamit a maya may bo a tax pir ke parce que fop pir ke yo règlement fe ndokiide 17h30 18h combat ke commencer wala ndokiide 16h30 17h combat ke commencer mais ngar ke parce que anda a ngaranga 20h nu mbina den parce que den na mbudel nago den saqu caac fe de we na ndoka den a mbaɗiida a re'anga arbitre ke soom a ngaranga wiin we ndok a yaaga yo de i ngaranga rek wiin we ndokanga i ndemare fo wiin ɗik Lamine fakaam organiser am mbapat meke quartier fe mi pir tadik jegum 4e fe fadid lene bare axo i wiin we leeg pour deno a mboge ka caaxana quoi les 3 litres là den fi'anum championnat kiino kiin a xet fu kenum les 2 là premier fu deuxième fe fi'ana den final de ɓis maalo fa ta tes refe teen parce que xaalis a re'u fakanga Njom bug te re Ñaal aussi maaga ndoon kan de non mais solution fe ga'uma ten rek leyoona ndiiki nuun we andoona yee nuun a ndefu CLG fe andiim kaaga CNG ka fokatel na budget CNG te permettre a wu ndefna a mbak Njom par exemple saison fe na weta premier Njom ne na fakka nu mbakin mbaagu appliquer règlement faaga nu mbi'angaan la première fois bo pir mayu wala pir caaku teen a mbaare el Njom na doonoox ka un privé fakangaan sax xan pir ke lay ndik ke jeg'ina maana ɓaatu jegin effectivement kaaga re solution fe fata i réfléchir sen ino fop CLG nu reena a réfléchir sen CNG aussi a dam teen parce que déjà a miña dama teen circulaire ke te envoyer
plaidoyer na pour wiin we respecter njom ne ñaal ne i nge'a den i ndaawa den et anda Bira Sene avec son équipe a way mbi'a effort caaku et au niveau Fatick aussi passé ni Ndiaye au niveau du comité départemental vraiment a way mbi'a ten caaku parce que i mbaxtaana ten caaku d'ailleurs sax modification ke règlement ke andoona yee a way en cours a soɓ donc i mbaxtaana au niveau du département pour njeg un règlement particulier pour ndet vers njom ñaal nen donc ye i démarrer na CNG dako xoyit bo caaku no produit fe andoona yee ten i ngalaat u i cooxit an pour te ɓisel andim koy ndax xana valider el maaga ndax xana adopter el maaga andim daal nam discussion ka saxtu mais proposition ke in i mbexey a ɓode ndet à travers le président du CLG fe andoona yee a ret en réunion faaga a représenter ik les écoles de lutte. Donc mais aussi avec le CRG de Fatick aussi profito à occasion fait vraiment jaale membre que CLG de Fatick président Sambare Dione fe andoona yee ten adoxu semaine fana xeɗan roog a yirmin to a wasanin a reewu acteur fab maak njom ne yo formation ke i mbina meeke fop au niveau de Diofior ten présider egu cérémonie fe donc i nge'a kene le ten tegeno ina njom ne a paax we yoqanuna meen aussi vraiment fogaame xana ndoon mete doon ina wala de mbi plus que te fiyeegina donc pour njom ne région fe d'abord a jofa paam mais aussi njom ne Sénégal a jofa paam iyo aca Assane la woon Assane Thiam Lamine sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax merci beaucoup sa dernier mot. Merci beaucoup Lamine bon je ne peux pas mënuma jeexal daal te remercier wu ma waa CLG de Diofior surtout le président Baboucar Gning nga xam ne moom performance kese la woote à chaque fois moom dañuy wax ne un professionnel ne gère pas des détails moom lu mooy ensuite on tourne bon lorsqu'il est un donc nañ doon équipe nañ bennoo bu ñu bennoo rek lépp lu ñu bëgg a def dinañ ko réussir vraiment foofu la ñuy woowee donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax à chaque fois aussi lépp lu ñu bëgg rek da ciy taxaw déjà boo gisee nu ñu rafetee ci lamb garage bi rek moo ci taxaw ba ñu soluwaat donc chaque année lépp lu arbitre yi laaj moom da ciy taxaw buñ soxlaa formation mu taxaw ci buñ soxlaa solu mu taxaw ci vraiment ñu ngi koy remercier à travers ma voix daal maa ngi koy remercier au nom de tous les arbitres de Diofior voilà. jaajëf Ousse nga wax yow tamit comme fekkee la ci boole nuñ koy waxee yow aussi gis nañ sa liggéey sa lamb ji daa mel yow yaay le Benjamin des arbitres nag. waaw Lamine maxey ziare a nuun a paax a paax simna auditeur ke fo auditrice ke fop xeɗa o yaal ino xe andoona yee ten jegu fop a an fop a waag fop o kiin o kiin andu ka te bugna tre ka jofna no paax ka xeɗaam te fi'aninu ten waaw ne Assane Thiam a laytuna xatoor nena deme oru mi Ousmane Sarr ne em gen Diofior arbitre de grade départemental re secrétaire fe CLA aussi fe meke Diofior iyo kem ɓaat ka teen rek yaam a layanga le imam a layanga Bilal jegate o ñuxur nda pour ɓaat teenu ndik rek ne Assane a laytuna xatoor kem ɓaat ka fi ten re ñaax pir ke ɓaatu ñaax piir ke ñaaxa siika mbaya ke den aussi yaam mbir ne jegna na feɗaruna wo a siika mbaya le warnu dalin pour te waagu dal a fi ke waruna a fi ke a ɗata ci'una fi'iro kaaga ndax o ɓaatu gariid moƴnu fuux wax deg fa neex yàlla kana mata dey waar kon a siika mbaya ke fada ande a siika mbaya refo xar a siika mbay ten ref oxe na yoona fo mbir oxe ɓisiidna mbir ne oxe na saqanan cummukaay ke ten oxe andoona yee ku wareena fi daal ten gadooxu bagage ke kon fada ɓaatu saɗakinoox a ɓaatu ñaax pir ke aussi to a suivre a combat ke pir ke den mbir no yenanga ba o sedanule wax deg fa neex yàlla yena gari nda mbir no bate yen bo kene re ka xoolna fop o sektoox ɓaatane yeniro kon kana mata ɓisiid malentente entre arbitre ke fu pir ke iyo côté faaga daal ken jegum ka ñaaxuma den yaam mbir nu rena a anda ke a ɗata ci'una a anda ke waruna ya te ñakna kon o kiin oxe o andanga ke waronga an ke warona fi ba o cunga leelu ten situation fudidanga rek inooxi o ret fi ik kaaga mbatanga inoor maaga très concernant a livre leke saquma
leyamun xator mire secrétaire fe CLA fe Lamine est ce que anda ye instant feke mbir leng waga te dada in ino wa CLA Diofior CLG Diofior mbir leng waga te dada in ke taxuna o bindo xidanga ka i mbinda gon lo mbin numéro ne licence alo kon u garanga ɓisida in problème u jaɓanga licence alo ret sax i mbangu coɗu ten ret mais nak ye garona ba wece i mbiya mbi décharge ba a pare kon kaga a mbaranu sorale ana yiifa ke den a tax de ndefta a yiif den à chaque fois parce que des fois ko ga xa négocier na bo a de licence ale ten nakum asagu fipu or exactement pire ke ndefe ɗof yoon we den na puusa den no ke de ndefitna kon yoon we den ken waag ka lay côté faaga fada ndef tay yiif den to a ande o xew ponga doole naage ñoxortel mais CLG a waag na damit mbir a yoɓa yoɓ bo kon ino fop fata i saɗakinoox ande ino mbogu calel ke yaam njoma fakanga to mbir gare wo arbitre fe arbitre kiro njoma fakanga arbitre jege wo mbir ne ma firkano u kiigima garangeer njom naaga felkeer u kawula garangeer njom naaga felkeer kon ino wene limonga ino ndeeru njom ne kon u kiino kiin coté fe fodona fatu saɗakinoox taaga ande ke u fiya u naaganga nu fiya dimanche fe xalati beta ndax a kaal lo ndifa kiino kiin daal ke waaguma lay coté faaga ten re ino fop i saɗakinoox lancer a un appel aussi au CLG national asana leyan xator njom ñaal pour te nom toxid CLG ten ku koxu CLG ananga faka njom ñaal to ino Diofior in ne mbaka njom ñaal a matamatu fi na tiya ando naye na CNG re yaam CNG faka nga njom ñaal a envoyer id un superviseur ale Diofior fa da mbak njom ñaal xan i mbak njom ñaal mais est-ce que refe protection fe na keke comme ne asana leytu na promoteur ke num mbaña da yaqoon i kaga aussi a jega kaga a jega mais de toute façon daal pire ke a ngaranga waxtu promoteur fe waage yaqood problème fe fop daal pire ke yo a ngaranga waxtu mbir nu rokidna 16 heures Doudou Sané yin Alpha yin Toubacouta yin njom nu den ndok na 16 heures njom naga xan promoteur fa suto taga i avec les Lamine TV TV lakas ke njom leng mo atero iyo wasnoxa fop xaq leyanga ka ando naye refe nen maxey wasnoxa remercier a aussi CLG ke ando naye den de dans le département tout CLG de Fimela Diofior maxey simna fop wasnoxa fop xaq to wasanta iyo leya nuun rek ino fop ino mbogu calel ke to o kiin doole nu kendumo fata i saɗakinoox mbagul ley leng ndam leng Sénégal jem kanam jaajëf grand frère tout droit